ñu nuyu ñi fi teew ñëpp ki nekk tur santam di leen gërëm di leen sant ci teewaay bi def tuuti présentation rek maa ngi am ci sama wàllu càmmoñ Mbaye Diagne di coordonnateur Ligue Nicolai ENCO moom mu feggoog Abdou Bakhoum di manageru Ama Baldé ci sama wàllu ndajoor ma am A Cissé manageru Modou Lo toftal ci ki nga xamante ne tamit dafay collaborer ak Ligue Nicolai moom mooy le promoteur jamaïcain. boo gaa yi ñu dugg ci waxtaan bi waxaat ñëpp encore asalaamaaleykum li ñu fi dajale tey jii moom mooy li teewoonu sotti ba yàlla sottal ko mu dox ci diggante combat boo xamante ne moom la Sénégal yëpp di xaar muy diggante Modou Lo le roi des arènes ak Ama Baldé ñu koy woowee sël bu ndaw ñaari mbër yooyu nag ku ne xam ne seen combat dimension bi mu am moo tax mu tàggat témbe ba ndëgg ni waaye nag yàlla mooy sottal lépp sottal na ko bi si tey bii ba ñaari ménage yi toog séq ma ku ci ne xaatim na këyit bi wane na combat bi ñu jàppoon le 25 décembre bii ñu war a jëm Ligue Nicolai sàkkoon ñu tuxal ko le 13 mars yàlla dogal na ko muy CNG muy ñaari ménager yi ñaari camp yu mbër yi waxtaan nañu ak Ligue Nicolai bu déggoo ak moom ba tax ñu war a ñëw fii tey jii leeral ko askan bi yëpp kon ba ñu jàpp rek ci wax ju njëkk que ni combat Ama Baldé ak Modou Lo mi ngi am incha allah dimanche le 13 mars 2022 fii ci arène nationale nag lañ ko sampagum ginnaaw bu ñu jógee ci loolu mu am le 25 décembre bi ñu jëm bis bi nga xamante ne ci la Ama Baldé ak Modou Lo waroon bëree Ligue Nicolai daf ki taxawal combat Baye Mandione bi dëkk Thiaroye nekk un grand champion ak Xoyantaan roi des arènes bu Gambie nekk aussi un grand champion boobu combat nag moom la ñu bëri fii ci arène nationale bisu combat boobu tamit ci la ñaari mbër yi kii di Ama Baldé kii di Modou Lo ñoo def seen jàkkaarloo bu njëkk fii ci arène nationale non seulement Ama Baldé Modou Lo c'est une chose waaye y a un très grand combat tamit boo xamante ne mooy Xoyantaan Baye Mandione réeré woon mbir ne dajewoon nañ ca Gambia Baye Mandione jógewoon Sénégal fekk Xoyantaan Gambia combat ba mujj yàqu ci ay détails ñu war ko seet leeralale fii ci Ndakaaru Njaay loolu day wane ba tey rek Sénégal ak Gambie benn dëkk la kenn mënu ko xar ñaar ñu war ci toftal nag aussi bisu combat boobu le 25 décembre dafa la ñu war a jëkk communiquer parce que moo jiitu li des bariwul 20 jours la wala moins de 20 jours ñaari mbër yi nangul ñu ko ci diir bu gàtt boobu ba war a ñëw bëri ko parce que loolu day wane ne ñaari mbër yi dañoo bokk ci mbër yi nga xamante ne boo leen joxoon avance samedi dimanche ñu xëy bëri ji loolu dafa am importance trop ci làmb te loolu dafa raar ñu toftal ci nag juróom-ñeenti combat ak grand combat muy fukki combat Ama Baldé ak Modou Lo war fa daje loolu rek doy na événement ku nekk nag xam na ne am na yu fi amoon ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo ak promoteur bi jamono metti woon trop mbas mi dugg fi làmb gi tijji duggaat fi tëj ñu programmé date 25 décembre ci diggante Modou Lo Ama Baldé et mënul nekk promoteur bi bëgg a jël élan ku ne xam na ne organiser làmb dafa metti tu peux pas dépenser des centaines de millions ba pare bu ko tënk ci diir bu gàtt Ligue Nicolai amul benn problème bi mu amoon rek mooy diggante bi gàtt na octobre ak décembre pour ñaari mbër yi bëri ci mais teewul tamit conscient na ci ne mbër yi tamit am nañ manque à gagner sonn nañ ci combat bi dàq nañ ko dàqati ko mbër yi nekk ci préparation te ku ne xam ne lii préparation mbër Ligue Nicolai nag déggoo ak ñaari camp yëpp ku ci nekk mu wax ak yow li mu war a wax ak yow ku ci nekk mu def ak yow li mu war a def ak yow ba tey jii ñu mun fi daje pour combat bi nekk le 13 mars di ci gërëm manageru Modou Lo mi des sama ginnaaw di ci gërëm Abdou Bakhoum mi nga xamante ne tamit moo nekk sama càmm yore Ama Baldé le coordonnateur tamit ménagé wul aucun effort dañ na ci lu ne nelawul woon guddi nelawul bëccëg pour mu sotti le président du CNG mi nekk suñu wet aussi jël na ci bâton def ci ay coono pour yu fi mun nekk làmb nag moo bindoo noonu et dinañ gërëm aussi ki nga xamante ne kenn la ci facilitateurs yi ñu koy wax Abdoul Aziz Guèye nekk le mentor de Ama Baldé moom tamit dañ na ci ay coono pour yi fi mun nekk ku ne xam ne làmb noonu lay demee toujours am détail mais toujours rek dañ koy mujj arrangé ci ay mbokk tey jii alhamdulilah bi alamin jëmuñu fenn fudul rek le 25 décembre Xoyantaan Baye Mandione le 13 mars Modou Lo Ama Baldé combat royal
di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ubbeeku nañu nag ci ku bëgg a laaj question ñaari ménager yi ak coordonnateur bi ñu ngi lay déglu salaamaaleykum wa rahmatullah ñu dem ba pare après ñëw ci français bi. question sécurité démb gis nañ ne combat bi amoon na tuuti njàqare est-ce que combat yéen a ngi xalaat combat Ama Baldé Modou Lô dina xaj ci arène nationale bi ak supporters yi ñu ci yëpp est-ce que loolu yéen si xalaat est-ce que ce sera maintenu le 2 mars le combat bi fii lay am. waaw en fait d'après contrat yi signé fii au niveau du CNG le 13 mars fii war a am ci arène nationale mais bu ñu amoon fu gën a yaatu arène nationale tamit moo ñu gënal. bu ñu amoon stade de l'amitié il faut le dire boo amee soxla da nga koy wax 60 000 places la yaatu na te tamit ñaari mbër yi dañ koy séddoo mais de arène bi nag tamit bu ñu fàttee dañ ko tabax pour gars yi di fi bëri il faut pas nga am sa kër ba pare dem di wàll yaani parce que booy wax tamit di tranché da ngay tranché ci ñaari camps yoo xamante ne dafay jaadu ok bu ñu ko defee stade de l'amitié ci la nit ñi di gën a féexe ci lay gën a yaatoo ci la 60 000 places lay def fii 20 000 places lay def ou 22 000 places xat na gàtt na ci combat bu ñëpp séntu ne combat tension la li fi jaar démb nag ndegam Papa Sow Siteu moo mën a mel nii ba kenn amoo foo respirer à Samaak le combat réel Ama Baldé Modou Lô Ama Baldé suñu ginnaaw à 200 mètres lay jógee pour ñëw ci làmb ji Modou Lô peut-être à 700 800 mètres à voire 1 kilomètre lay jógee pour ñëw ci làmb ji yooyu yëpp tamit lu ñu war a xoolaat la mais nag dañ nekk ci nguur dañ nekk ci république am ministère des sports am président du CNG am ñoo xamante ñoo tënkal làmb lu ci mënti xew rek dañ koy waxtaane seet lii gën a dalal xelu amateurs yi lii gën a def jàmm ci làmb lii gën a tax bu subaa bu ñaari mbër yi bëree mën a kottante ku ne mën dem añ sa kër morom kenn du foxoj kenn du am benn problème loolu la ñuy ñaan yàlla te yaakaar naa ne état bu dee taxaw dafay taxaw ci situation boo xamante ne dafay mettre à l'aise sa population. Moussa Ba boo jëlee Dakaractu ñaari question la moom benn bi Ama mu ngi doon demandé pour ñu defal ko maanaam yokkal ko cachet bi nga xamante ne que moom lañ ko waroon fay parce que date bi mu ngi dul am. da ngeen déggoo ci cadre yi pour yokkal ko ba tax ngeen am accord. loolu mooy sama première question. deuxième question bi ñu ngi jël ay rumeur par rapport ak combat Luc Nicolaï avec la presse en ligne. par rapport ak li mu ci contribué ba jusqu'à présent. Luc fi mu jëm ak yéen li mu naan mooy gën a métti ci yéen ban collaboration de Luc Nicolaï ngeen ko fas yéene am ak la presse en ligne bu ko defee presse bi xam ko teel a jël seen disposition. macha allah donc ñu commencé ko ci question bu njëkk bi. relance cachet bi bon en fait ku nekk xam ne la mbër bu sentir ne dañ ko impacté ou dañ ko tooñ te mu ne ci dëgg day bëgg ko defal rallonge mais rallonge boobu posé wul problème ci diggante ki nga xamante ne mooy promoteur bi ak manager bi waxtaanee nañ ko déggoo nañ ko muy Modou Lô nag parce que bu leen ne Ama Baldé kese de muy Modou Lô muy Ama Baldé ku ci nekk rek fi ñu ko mën a tënkee rek mooy waxtaan nañu ba déggoo ci ay kàddu ngor. kay dafa nañ leen rallonge mais nag di publicité rallonge bi ñu def du mën a nekk waaye daal defal nañ leen rallonge bokk na gis ci sa bopp muy promoteur bi ak muy ñaari mbër yi. la presse en ligne bon déjà yéen a fi nekk les premières heures li dafa sàkkoon presse en ligne bi yëpp rajo yeeg télévision yeeg presse écrite bi yëpp ñëw assister lii ñu xam ne nekk na léegi nag mu des nag beneen liggéey ci ginnaaw beneen liggéey bi nag moom mooy yéen seen taxawaay lan la ci combat bi nan ngeen war a taxawee ba Luc Nicolaï réussir événement bi parce que yéen tamit dafa compter ci yéen pour réussir événement bi comme yi ngeen compter ci moom pour aussi mën a am ay éléments mën ci liggéey donc dama yaakaar ne rek su jaaree yoon ay protocole am ay signature de contrat am ñi nga xamante ne jekku nañu mën nañu approcher Luc Nicolaï équipe am coordinateur mi ngi nii waxtaan ak moom lu ngeen fa signé d'accord ko rek je pense que Luc Nicolaï dina ko ànd ak yéen si jour ba làmb jotee tamit ngeen ñëw def li nga war a def mais loolu nag dafa des ay weer des ak coordinateur bi pour mu ci expliquer en tout cas ubbi na buntam moom pour liggéey ak presse bi yëpp loolu yaakaar naa dara gënu ko neex kon boog laa bal ay dans votre camp nan ngeen koy approché ba liggéey ak moom kooku ci yéen lay des.
ngeen am